ñaari junniy taalibe la génération Saalix fas yéene wutal ay métier ba ñu mën a demal seen bopp ci taxawaayu CFP bu Diourbel ndimbalu 3FPT nekk foofii ci région bu Diourbel ci Sénégal fas nañoo yéene taxawu ñaari junniy taalibe génération Saalix mi koy piloté dafay wax ni un taalibe un métier taalibe yi nga xam ni mën nañu dañ leen a ginnaawaloon kenn lijjantiwu leen génération Saalix taxaw temm fas leen yéene wutal ay métier soxna Mame Bousso mii moom mën na ko firndeel ci bu wér ndax njabootu boppam di ay dongaam ñoo xam ne moo leen yar di ay soxna tey jii ñoom ñëpp am nañu ay lijaasa yuy tekki ni mën nañoo demal seen bopp ndax tàggat nañu leen ba mucc ayib ba jox leen seen ay lijaasa. Serigne Djily Fallou mooy ko fa teewaloon xalif général kulu murid Serigne Mountakha Bassirou dañu daal di wéy topp la nga xam ne moo xew ci jotaay ba gannaaw kàddu génération Saalix 3FPT yëkkat nañ seen kàddu CFP bu Diourbel yëkkat seen kàddu ñiñ doon tàggat yëkkat seen kàddu ñi leen doon tàggat yëkkat seen kàddu soxna si ci boppam yëkkati kàddoom balaa Serigne Djily Fallou di tëj jotaay ba soxna si ñaanal mbooloo mi. ñu ànd ko aussi ak monsieur Sonko ak équipe am mooy waa CFP bu Diourbel nga xam ne normalement formation bi Diourbel lañ ko woon defee waaye ci ay waxtaan ak ay pexe ak ay lijjanti ci lañ fexe ba mu agsi ci kër gi ndax mu doon dimbal si ñëpp kon bu ñu yàlla dimbalee ba ñu agsi tey ñu leen war a jox seen lijaasa kon li jiitu mooy sant yàlla. ñoom nag tolloon nañ ci ñeent fukki ndongo yoo xam ñoo def formation bi en boulangerie pâtisserie. def nañ ko ci lu tolloog daanaka lu jël ñetti weer ñu ànd ak ay kilifa yoo xam ne ñu ngi fi toog waa génération Saalix ñu ngi fi sëñ Fallou mi moom mooy président bi. bàyyi ko ba Louga sëñ Seck moom moo fi nekkal waa 3FPT ak tamit sëñ Sonko mi nga xam ne moom mooy directeur école bi. sëñ Abdourahmane Seck ma lay it bokk ci membre génération Saalix waaw lii daal mooy li wund bis bi su ko defee balaa ñu gën a sori rek pour njëkkante ak temps bi. dañuy jox ci soxna yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def formation bi su ko defee ñoom ñu wax déroulement bi ak niñ ko xalaatee ak niñ ko amee kon balaa ñuy tardé dañuy wax soxna Diop su ko defee kàddu gàngoog. transformation ni ñuy defaree eau de javel yi ak saabu yi ak kii bi yooyu yëpp façon formation bu ne ñëw na fi. ba tey mu indil ñu pâtisserie nga xam ne mooy formation bi nga xam ne jigéen bu ne war na koo mën. ndax pâtisserie moom boo ko mën pour utiliser ko pour di ci am sa poche war nga ko utiliser pour sa biir kër. waaw permettre d'appréhender cette phrase car cette formation sur la pâtisserie nous permettra de capitaliser nos acquis et nous insistera à démultiplier des notions apprises à nos sœurs et frères. Congratulations à Sokhna Mame Bousso Mbacké Abdoul Aziz qui ne ménage aucun effort chaque jour pour nous apporter des formations. Nous disons tout merci infiniment à Saliha et shukran à Sokhna Mame Bousso Mbacké Abdoul Aziz. léegi formation moom intérêt rek lañ ci gis kontaan nañ lool. kontaan ci yéen ñi fi indi formation bi yéen ñu gis na sëriñ daara yi nag ñoom gannaaw bu ñu jàngee ba noppi daanaka rek ku ci mën a jëm jàngal alxuraan dem jàngal alxuraan ku mun jàngal alxuraan bëgg a dem jàngawaat beneen métier boo xam ne du mokk ndax mënoo dem ba nekk mag bëgg tàmbali jàng métier bon foofu foo ñu wutale beneen approche boo xam ne moo gën a adapté ci sa liggéey léegi nag mu am ñoo xam ne nag jëkku njëkk rek xalaat dañ koo dund doon ab ay donga daara am tawfeex jàng école dem ba gis na opportunité yooyu ñu am seen morom amuñu ko ñu ne bon nag ñu war leen wutal beneen formule boo xam ne moo leen di jàppale ci kaw loolu nañ wax ne bon léegi ci lañ jóg ñoom di def ay gëstu fu ne ñi dem di xool est-ce que lii c'est faisable est-ce que jël ab dongo daara bu jàng ba mag ba nekk mag mas ñu ko wutal métier ci diggante bu gàtt boobu mun koo jëriñoo booleeg li muy dën bi ñu defee ay gëstu di def ay gëstu li xam ne lu mën a nekk la bi ñuy wax ñi koy def ba agsi ci man dama ne leen nag loolu moom yëf jàmm idée jàmbur ngeen jël alalu jàmbur ngeen jël ndax ñun ñii bi ñuy doog a ñëw Xelcom en 93 bi ma ñëwee ba toog Xelcom xaw a yaatu lool Serigne Saliou Mbacké def na ma woowal ci waa Kër Sëñ Béthio yi nga xam ne jàng nañ ba àgg université nga formé leen soo defee ñu lay jàppale ci liggéey bi daara ju ne ñu formé fa ñaar ñi nekk lañu fa yemu ca mu nekk ñi nga xam ne ñoo yor forage bi dañ leen jël yóbbu leen Louga ñu def hydraulique
ñi pare mu ne ay nag fii dañuy sàmm gi dafa bari bon nañu wut ay nit bu jàng leen vétérinaire dañu jàng tracteur lay bayee mu jël ay équipe yóbbu leen équipe plus ñu dem def formation bon un ndongo un métier bon Sëñ Saliou moom tàmbali woon na ko lu yàgg bon loolu lu mën a wéy la ndax nit ki moom ñaar rek moo fi nekk àddina ak àllaaxira Sëñ Saliou dafa am na ko mos a ñëw suñu mag bi di wax naan ko Mbàkke de tey yitte moo ñu indi mu bisimilah yitte de ñaar rek la yitte àddina ak yitte àllaaxira amul benn yitte àddina bu liggéey mënut a faj amul benn yitte àllaaxira bu jaamu yàlla mënut a faj bon nag su fekkee dañuy jàng nañ ba wàcc ñu wàññeeku jàng leen métier ñu am ci li astuce yaakaar naa ne kooku ko defee yaakaar naa ne sa mbir mën naa jàpp loolu nag. waaw formation bi ñun ñoo ko doon déroulé fii ànd si ak suñu ay naataango ñu ko doon def jiiru ñaari weer jàpp ñett te biñ ko dooree ba niñ ko jeexalee mbégte rek lañ ci àndal mbégte maanaam le fait que ñuy jóge woon Diourbel rek naan ñi ngi ñëw Touba ngi formé si rek loolu mbégte la goo xamante ni mënuñu koo natt ñu ñëwati fi fekk fi suñu soxna Maam Bousso suñu bàjjan mu dalal ñu teeruñu tatagal ñu fekkaat fi tamit ndongo yi bi ñu leen fi fekkee ñoom it ñu am yaatuwaay goo xamante ni nii vraiment liñ doon joxe plaisir la woon maanaam mbégte lañ amoon pour jox leen ko parce que ñoom tam ñu ngi yàqamti woon pour recevoir dara si ñun moo tax mbégte rek lañ ci amoon ñu di leen sant di leen gërëm. ñu ko duppee un talibé un métier wala benn dong daara bu nekk ñu fexe ba mu am métier Sëñ Seck leeral na procédure bi bu leen formé ci daara ji ba noppi jàng nañ alxuraan lépp luy xam-xamu majaalis ak yu ni mel def nañ ko ba noppi suñu leen tegee ci suñu ay loxo ñun ñu def suñu kéem kattan ngir yokk seen ay chance jox leen ay métiers yoo xam ne suñu bëggee taxawal seen ay entreprise bopp dinañ ko mën a taxawal suñu bëggee dem ci entreprise yi comme ñëpp dinañ ko def teewul xam-xam bi du dañ ci ñoom lañu war a mel nañu ko Génération Saliou loolu moo ko tax a jóg ci programme un talibé un métier programme boobu rek mi ngi war a accompagner ñaari junniy donga daara ci biir réew mi incha allahu rabbi ñu ngi ci boobu ak léegi yaakaar naa lu ëpp juróomi téeméeri donga daara formé nañ leen ci biir réew mi ànd ci ak waa 3FPT loolu tamit signature de convention boo xam ne signé nañ ko ñun ak ñoom madame la directrice générale bi fi nekkoon madame Abi Sey di profité di ko nuyu di ko sant bu baax a baax ci confiance bi mu am ci ñun moom ak équipe ba monsieur Seck ak ki nga xam ne aussi moo fi nekk actuellement ni ñu doon koo fal moom tamit ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee liggéey bu mu fi def yàlla dogal mu am kattan ba mën def ko fa mu nekk léegi ki fi nekk tamit yàlla ko may ko ndam ak kattan ak ñi fi nekk incha allah bi ba mu réussir mission bi kon un talibé un métier loolu mooy programme bi 2000 donga daara ñu war a accompagner fii ci région de Diourbel ak Touba ñu waajal fi lu mat ñetti téeméer yoo xam ne incha allah bi bañ leen bëgg nañ leen a former waaw am na ñu toggum tàmbali fi mu nekk nii ci wàllu pâtisserie ak waa 3FPT ak boulangerie plomberie bu yàggul clôturé nañ ko ak waa 3FPT incha allah rabbi nu mu tudd électricité solaire aussi bu yàggul rek tamit am na ñoo xam ne actuellement ñu ngi Mbàkke mais am na porte boo xam ne déjà pare nañu wàllu informatique tamit ak infographie formé nañ ko fii ci biir dëkk bi ci biir Touba tey pâtisserie bi la ñuy clôturé ni mu mel nii biir Touba fee ca Louga am na ñaar téeméer yu ñuy accompagner ca Dakar am na tolloog ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk yu ñuy accompagner noonu lañ ko bëgg a toppee incha allah rabbi ci biir réew mi ba fu donga daara nekk nga xam ne Génération Saliou amal na la njëriñ waaye tamit partenaire bu mel ni 3FPT amal na la njëriñ gannaaw programme un talibé un métier yéen a gis daanaka rôle bi am nañ programme d'inclusion numérique loolu li ko waral mooy dañoo bëgg a tàggat donga daara yi aussi ci lépp luy xam-xam maanaam xarala yu yees yi loolu tamit am na ay partenaires yuñ ci àndal incha allah bi ci liggéey boobu gannaaw loolu aussi am na projet bu ñu tuddee amal yaakaar naa baatu arabe la buy tekki yaakaar wala espoir loolu tamit li ñu bëgg donga daara yi ñu formé ba noppi léegi kon ñu bàyyi la ñu formé mais ñu ut ay partenaires yoo xam ne dañuy accompagner ci ñu insérer yaakaar naa loolu lu jar a bàyyi xel la ñu ngi mobiliser ay partenaires bu ko defee am ci cadre amal boobu incha allah rabbi ñu ànd ak responsable yi ko sekk yépp bu ko defee kenn ku ne boo amee sa formation ñu fexe nga jariñoo sa formation fi mu nekk nii ne am na ñuy formé ci wàllu éducation financière am ñoo xam ñu leen di formé ci wàllu entrepreneuriat te kenn ku ne bu ñu paree dañ la jox benn montant bu gàtt boo xam ne ci ñi sekk gum programme boobu di nga ci mën a tàmbali incha allah ñu mën a xool tamit naka la ñuy mobiliser d'autres partenaires pour ñu ñëw jàppale ak programme bi loolu tamit ñu ngi ci gannaaw amal boobu aussi am nañu programme bu ñu tuddee Xidma Center centre de formation professionnelle yoo xam ne Génération Saliou dafa mëbët taxawal ko yaakaar naa bu yàggul suñu ma mayee ma wax ci xanaa ko mel ni seen jiili dina ci wax ñoom ci seen ndimbal seen jiili seen Cheikh ñoom ñëpp ak kuréel gu Touba gi wax dëgg yàlla dox nañ ba sëñ Mountakha jox ñu fi benn pàkk boo xam ne ngir loolu moo ko tax a jóg
ndax bëggoon nañu aussi ñu am centre d'inclusion yoo xam ne xale yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw wala donga daara yi ñu dem yóbbu leen fa yenn saa yi di leen tàggat si yenn métiers yi. déjà Dakar am na bu ñu fa taxawal boo xam ne mi ngi Jacques Mbao Touba incha allah rabbi ñu ngi ciy liggéey ak yeneen gox yi incha allah rabbi te dinañ ci woo partenaire bi di ci woowaat képp koo xam ne yaa ngi ci biir. yii ay programme la yoo xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a leeral pour wax leen liggéeyu génération Salih liggéey bu yaatoo yaatu la ci biir Sénégal incha allah rabbi pour accompagner donga daara yi. waaye nag ni ko ñëpp waxee rek lu yëngu lu nekk lu ko yëngal moo ko ëpp doole ndax sëñ Seck wax na ko néew nañ kàttan lool pour lii lépp ñu amal ko. ndax ay donga daara lañu comme ni ñu ko waxee bàyyi ko ci daara gis na war nañoo jëfaat ci daara ji. jëfaat ci daara ji mënoon nañ koo def dajale ay yére di fa yóbbu lu mën a nekk la dajale suñu alal di fa yóbbu mais nag ci récipiendaire yi léegi am na ku wax ne may nit ki jën jàngal ko ni ñuy nappee ku gën. nit ki di ko may saa su ne olof yi dañuy wax ne bu yàggee di nga ko moom mais fexeel nga dimbali ko ba nga xam ne moom mooy mujj moom boppam ci métier ci mënal boppam génération Salih loolu rek moom moo ko tax a jóg. kon ci loolu aussi ñiy gërëm 3FPT macha allah leen sant bu baax a baax ci confiance bi ñu am ndax 2000 donga daara aussi c'est pas rien du nekk loo xam ne lu kii la. financement bi rek financement bu mag a mag la bu ngeen demee ci seen page ñoom di ngeen fa fekk ñu bind fa 400 millions de francs CFA yoo xam ne am nañ mébétu def ko ci liggéeyu génération Salih kon loolu lu bëree bëri la kon monsieur Seck. dañ lay tëjal ñu maanaam cant googu di ko teg ci sa loxo nga tegal ñu ko ci madame la directrice générale waaw incha allah rabbi sa liggéey yow tamit rafet na wax dëgg yàlla boobu léegi ñu ngi jokkoo waaw te tu es très très disponible macha allah. waaw Sonko aussi la même chose wax dëgg yàlla moom sama directeur la wax ci sa directeur rek daanaka moom mënul yaatu ci disponibilité am ci taxawaayam ci bëgg li muy def. am na loo xam ne du ma ko wax moom moo koy wax incha allah ci loo xam ne programmé na ko loo xam ne wax dëgg yàlla ñu sax bokk woon ci projet bi ak programme bi loolu lépp pëstéefam la ak taxawaayam bu mag a kon ñu lay sant monsieur Sonko bu baax a baax di bëgg nag ngeen santal ñu bu baax a baax suñu jàmbaar yi génération Salih suñu jàmbaar yooyu la ñu jiital ci sëñ Jili Mbàkke di ko sant bu baax a baax sëriñ bi ñu lay sant ci sa taxawaay ci biir génération Salih bi la sëriñ Mountakha boolee ak ñun wéetatuñu ndax bi ñu tàmbali wéet nañ trop ndax suñuy buubu oyof nañu te yenn saa yi Sénégal dafa am lu ñu tuddoo bu sa buubu oyofee ba noppi sa karaw weexagul dañuy defe ne yow mënaguloo waaw da ngaa am yéene rek waaye bi ñuy amee confiance ñun ñu mébét am ay di wax ay 400 millions 500 millions yow nga am confiance suñu ànd ak suñu ba Serigne Mountakha jëlaat liggéey bi jébbal la ko ne yaa ñu nekkal ci suñu biir yaa ko nekkal ci suñu biir loolu ñu la ciy sant Mbàkke ak taxawaay bu rafet bi ngeen am bu yàggul ba ñu am pàkk bi nga xam ne fii ci biir Touba ngi taxawal fi loolu di la wax jërëjëf yow ak Serigne Cheikh Mountakha seen liggéey rafet na ci biir génération Salih waaye gàcce nga laa ma tamit ñaar ñii macha allah maa bëgg moom bu fekkoon soxna si permettre na ko ngeen tàccul ma leen docteur Abdourahmane Seck maa ngi jégal soxna si waaye it dañoo ànd di liggéey wax fa dëgg yàlla ñuy sunu lépp moom sama seex la yaayam loolu la may wax naa ma Ibrahima sa seex la mi ngi noonu ndax dañoo àndoon ci daara ji li di liggéey ñu am xalaat mu ñëwaat ànd ak ñun ba keroog ñu yegg si fii mu nekk ku disponible koo xam ne yaakaar naa yéen xam ngeen ci dara guddi ak bëccëg mi ngi ci di coordonné naka lay fexe ba formation am biir Touba naka lay recruter ay donga daara wax dëgg yàlla sonn na ci trop waaye bu ñemee am na ku mel ni docteur Abdourahmane Seck bu nekk ci ginnaaw macha allah nekk kilifa fu ñuy dem moom bu bëggee présenté wu bu ñu ko gisee dinaa ko juru ngay présenté wu xam nañ jëmm ji ci biir liggéey bi diggam ak Serigne Saliou ak ci biir Touba kon ñoom moom tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax kon gàcce ngaalaam yéen waa génération Salih ndax yéen a ngi sur le terrain di sensibiliser ba Diourbel fu nekk ci daara yi dugg ngeen fa ba nga xam ne bu 3FPT ñëwee day ñëw rek moom macha allah mën a liggéey bi day yomb si moom dañuy ñëw rek def les listes joxe ko ñoom après ñu féetewoo financement bi ak le suivi du projet kon sant nañ leen bu baax a baax wax dëgg yàlla di sant presse bi yéen tamit seen teewaay ak kilifa yi fi nekk yëpp rek waaw di jéggalu ci kàddu yi jaxasoo yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi leen di sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax nee na da ngeen koo dimbale da ngeen koo jàppale ndax lii naka jekk moo ma sa doon yitteem naka jekk itam ci la daan xëy di ci gont kon nag su ngeen jógee ñëw xam ne yore na mbooloo yor na ay xale war nañ leen a jàngal métier ngeen seen xel daj ko ngeen ñëw ci moom ñëw ba ci këram mu disponible lool ngeen ñëw formel ko njabootam nee na loolu mi ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax te li mu ciy gën a kontaane itam mooy ñi nga xam ne ñoo doon formé xale yi nee na ci seen disponibilité ci yaatu gi ak bëgg gi liggéey bi ak ni ñuy yaatale xale yi nee na loolu mi ngi leen ciy sant bu baax te di leen ko seddal yéen ñi nga xam ne yéen ay kilifa yi. soxna Maam Bousso fi nekk ak Serigne Jili ñëwaat encore suñu partenaire technique
et financier mooy 3FPT. mënuma continuer également sans tamit ma sant génération Sali donc ñoom laa signé woon convention bu njëkk bu ñu ma woy ne ma am nen mbébét accompagner taalibe yi ma kontaan si lool farlu nag monsieur Niang maa leen di sant ak équipe yëpp yaakaar naa ne aussi collaboration bi nekk na collaboration bu franche boo xamante ne que lu ñu tënk si document noo leen ko doxalee ba ñu yegg si tey xaar bi yàggoon na trop mais yàlla lii la dogal formation bi sama formation la donc bu ñu tënkee document bi waxoon naa leen bu soobee yàlla CFP Diourbel parce que comme lu mu wax au départ Diourbel la ñu xalaatoon ne que foofu la ñuy def formation bi mais bu ñu demee ba si biir xam ne que ñun ñu déplacé wu moo gën a oyof gën a yomb loolu moo tax ma ne lépp lu si nekk comme frais CFP Diourbel dina ko gaddu ñëw déplacé formé en tout cas taalibe yi xam ne que ñoo nekkee bénéficiaires yi di taxaw tuuti si taalibe yi ndax mosuma honnêtement waxoon naa ko depuis ma ñëwee première fois prospection xool d'abord lu ñu toogee xam naka la ñuy planifier ba ñu tàmbalee seen formation am naa si bété trop ndax gis naa ne dañuy farlu trop si formation bi bu ñu commencé rek semaine bu si tag commencé neen di réaliser seen bopp di commencé woone te encore lu ma gën a kontaan ma yegg see tey nee na ma au moins 3 déjà am nañ emploi direct donc loolu mu nekk finalité bu am doole si formation kon soxna Mame Bousso je pense ay yéene bi mot na te gis neen ko tamit si seen réalisation CFP Diourbel dafa nekk école de formation publique boo xamante ne que ñun ay agent de développement comme ay agent de développement suñu ministère dafa jël orientation bu bees nee neen fépp doom Sénégal fu mu mënta nekk mun ngeen déplacer dem former leen buñ leen toog seen bâtiment nee na foofu rek ngeen former ndax ñëpp école de formation nekkul fépp si Sénégal loolu moo tax ma sawar si trop ànd ak samay équipe di sant et surtout formatrices yi xamante ne que ay borom kër leen mais dañuy tëj seen kër déplacé ba heure bu ñu mënta wàcc ñibbi si waatee njaareem donc loolu maa leen di sant également madame Niang et ensemble yëpp ñoo xamante ne que ñoo jàppoon si formation bi formation bi dafa bëri ay partie bu njëkk mooy ñu jox leen jumtukaay yi si domaine pâtisserie boulangerie te foofa lépp loo xamante ne que dem na si pâtisserie boulangerie jàng nañ ko passé par les pâtes levées la viennoiserie ba lépp loo xamante ne ay ndem yeneen yi sax yu bokkuloon sax ñoom ñoo si seen bopp ne nii de gis ñu ko si formation bi est-ce que duñ ko def ma jëlaat encore sama alal dolli pour ñu def formation boobu c'est parce que gis naa ne ay jàmbaar leen te bugg neen également formation bi boo xamante ne que moom leen di jox loolu moo tax ma yokk aussi dans le document de formation l'entrepreneuriat monsieur Niang nous partageons la même vision ces bénéficiaires également ont été formés en entrepreneuriat et que loolu moo tax gis naa ne bu ñu ko commencé tamit kenn xaarul kenn ñuy jël seen initiative te ñun ñëpp loolu mooy suñu bébé donc loolu c'est un objectif atteint et je pense que lu ma war a dolli encore xamal leen aussi bénéficiaires yi ñaan neen formation engagé avec Génération Sali ak guide religieux Touba ba ñu 3FPT ñu jël ay alal bu bëri dugal ko je pense que amuñu si lu ñuy rëccu si formation bi mais di leen di ñaaxaat encore ngeen continuer si initiative bu ngeen di commencer loolu moo tax aussi ñun suñu biir dañuy xalaat ne que foog ñu am une démarche boo xamante ne que bu war a changer un peu suñu mentalité moom soxna si waxoon nañ fii bala nga ñaani jën ñu woon na naka la ñuy nappee mais ñun tamit dina leen woon tamit CFP Diourbel dafa ànd si développement bi c'est pourquoi j'ai dit que duñu leen jox xaalis individuel mais on leur avait mis un fonds boo xamante ne que à partir d'aujourd'hui est à hauteur de 600 000 francs donc loolu maam soxna taalibe yi dajale leen xaalis
bu toll 600 000 francs xaw ma ni ñu koy waxee ci olof mais dégg yàlla tuuti na takku na pour ku war a liggéey je pense que war nga mun a liggéey ci loolu ak bala ma ngeen dem lebi banque am ngeen léegi doo leen lebati kenn mun ngeen commencer liggéey parce que insertion bu monsieur Niang wax fii lay tàmbalee nag bés bi tey donc ñëpp war ngeen xam ne que soo leen liggéeyul yell doo leen ne soxna Mame Bousso kenn du ñëw jër ci soxna Mame Bousso kenn du ñëw jër ci génération Sall yi mais yéen seen bopp yéen war a porter le projet et incha allah bala ma ñu jógee fii dañu yëkkati enveloppe bi jokkoos soxna Mame Bousso ngeen xam ne que seen alal la ngeen liggéey ko. donc lu am solo la lu am solo la ci formation et je pense bii moo nekk tournoi ci formation parce que toujours formation day jee ñu ñëw émerger jox la paas ñu bi ñu lekk ko toogaa ne am ñu lu ñuy liggéey donc loolu moo tax ma xalaat ne que lii moo gën a jekk jox leen fond boo xamante ne que dinañ ci mënul liggéey donc fond bi mu ngi fii et incha allah da ngeen ciy jot dinaa ko jox ko bailleur bi principal bi 3FPT buy ñëw moom mooy jël parce que seen alal la joxal leen ko ngeen xam ne que ñu ngi seen kanam di leen accompagner ba fu ngeen mën yegg te xam naa ne que objectif bi dinañ ko atteindre. beneen bi bu ma si war a dolli dama xam ne que collaboration c'est une collaboration gagnant-gagnant formation bi waxoon ñoom 3FPT xam ne que seen financement 90% la ñu couvrir les 10% talibé yi ñoo ko waroon motal mais xam na ne que boo ne talibé na indi motal day jafe loolu moo tax CFP Diourbel moo gàddu loolu yëpp lu talibé yi waroon contribuer ñu gàddu ko donc loolu tamit dinaa sant CFP Diourbel donc liggéey boobu nañ accompagner bépp homme de développement xaman ne que bëgg na liggéey ak CFP de Diourbel ubbi naa sama bunti yëpp te am naa ay agents yu xariñ yoo xaman ne que formation bu nekk mun nañ ko gérer ba ñun ñëpp gis jëriñ bi donc soxna Mame Bousso je pense que fu ñu tàmbale woon métti yoon na ci xaar bi mais alhamdulilahi rabil alamin bés bi yàlla jégal tamit ñu war leen jox seen lijaasa te taalibe bu nekk également defar nañ ko téere boo xamante ne lépp lu ñuy def formation bi mu ngi ci biir ku mënu jàng mun na xool jàngaale encore réviser waat mais lu ma gis ci seen réalisation kontaan naa ci trop maa leen di sant di leen gërëm. responsable 3FPT zone centre. 3FPT dafa lëkkaloo ak génération Salih comme monsieur Niang bu ko waxee sànq ñoo ngi formé fii à Touba 40 pâtissières du moins. Il y a de cela quelques mois formé woon nañ aussi ay xale yi nga xam ne affaire informatique lañ soxla woon infographie maquettiste. Taïf actuellement soo leen fa demee si imam Taïf ba ñoo ngi formé ay xale yi nga xam ne mbirum aviculture embouche bovine ñoo ngi si yëngatu. donc état du Sénégal su commencé jël loxoom ak xaalisam dugal ko si taalibe yi dafa xam ne loolu war na ko def responsabilité am la. Il ne s'agit plus maintenant de former ñi nga xam ne ñoo nekk si entreprise yi waaye taalibe yi nga xam ne jàng nañ wàcc nañ alxuraan. C'est pour cette raison Mame Abou Seye mu taxaw si ak benn convention ak génération Salih pour former le maximum de talibés. Porokhane il y a de cela un mois formé nañ fa presque plus de 60 talibés. Koki Mbacké Diourbel 80 talibés ñoo ngi leen di former actuellement au lycée proviseur de Bara Sow. donc askan bi yëpp 3FPT def leen ëmb ñëpp si bokk même ñi nga xam ne ñoo ngi si prison yi actuellement ñoo ngi formé à Mbacké ak Koutal
Dakar fépp ay prisonniers donc 3FPT si loolu lay yëngatu ku nekk am nga sa wàll te lii dafa tuuti si man tuuti si 3FPT parce que soo leen amee ab GIE am ngeen possibilité aussi ngeen ñëw ñu former leen bokkul ak programme nga xam ne tëral nañ ak génération Salih te ñaari mbir rek la ñuy laajte benn demande ak sa NINEA bis boo ko amee ñu former la si domaine boo bëgg ba 30 40 50 personnes rax si dolli au niveau de Mbacké Touba 3FPT jàppale na 300 xale yi nga xam ne dañ leen jox bourse bourse mooy lan xale bu bëgg a suivre benn formation BTS ba licence 3 su mu demee pôle emploi daf koy jël ñu def sélection bi ak préfet bi ñu jàppale leen te loolu il faut que askan Touba xam ko pôle emploi bi du Mbacké mais ñëpp la surtout waa Touba information boobu nga xam ne il faut ngeen relayer ko si xale yi su soxla formation dama si pôle emploi bu nekk Mbacké nga dem def sa inscription ñu jàppale la c'est une possibilité beneen possibilité bi aussi fii am ngeen xam-xam ñoom xam-xam ay 3 ans 4 ans 5 ans d'expérience si métier bis boo leen formé am seen cabinet wala seen GIE mën ngeen ñëw demander accréditation lii Sonko def tey mën ngeen ko def feneen pourquoi pas c'est une possibilité c'est pour cette raison on a décidé de vous accompagner mbirum formation bi comme ni ko Sonko waxee 3FPT moo fay lépp parce que banque de financement de formation professionnelle et technique état du Sénégal moo ko fi teg donc 100% yëpp ngeen xam ne 3FPT moo ko waroon fay 90% yi ñoo ko fay xaalis bu takku la ay millions la 10% yi nga xam ne yéen a ko waroon fay comme ni ko Sonko waxee ak yërmande CFP ñoom ñoo ko gàtt te loolu dama ko si félicité parce que souvent dama leen di wax attention parce que ñi ñuy formé ay taalibe lañ amuñu doole mais jéem leen ngeen xool seen biir noo leen mën a def seen contribution pour que ëllëg ñu mën a wax attention CFP bi ou bien telle structure def na benn appui social c'est pour cette raison CFP maa ngi koy gërëm di koy sant si liggéey bu ñu def lu ma bëggoon wax aussi formation bi fii lay commencer à partir d'aujourd'hui on va continuer à vous accompagner soxna si yàlla su defee nga féex wala kenn sa représentant yi bis bu ñëwee si antenne bi am nañ convention ak TER bis boo ñëwee ñu expliquer leen xamal na leen nan lañ leen mën a sottee si base de données DER pour que DER mën leen accompagner là aussi c'est une possibilité que vous pouvez avoir à partir d'aujourd'hui donc si tënk loolu laa bëggoon partager ak yéen lépp daanaka Sonko ñaa Seck ñëpp wax nañ ñun dañ leen fi nekkal yéen lañ fi nekkal donc antenne bi suy doxee yéen a ko doxloo su doxul yéen a ko doxloo donc maa ngi leen di gërëm di leen di sant encore une fois notre porte Diourbel la ku soxla formation mi taalibe wala nga am GIE wala nga am benn école mën nga ñëw ba Diourbel ñu jàppale la foofu formation bi sotti ci jàmm ak salaam. mooy dañoo am projet bu ñu tàmbali fii sëñ Jili waaw ci Xidma Center ci 3500 mètres carrés boo xam ne sëñ Mountakha dañu koo jox sëñ Sonko yaa si njëkk def sa alal incha allah rabbi dañ koy tox ci loxo sëñ Jili Ibrahima ba jox ko ñu dugal ko ci centre boobu nga xam ne dañ ko bëgg a def ci ndimbalul ñëpp rek lañ yaakaar pour tabax ko incha allah rabbi kon sant nañ Sonko bi nga xam ne
sa ñaan bi ñu bëgg a nangu ndax liggéey boobu liggéeyu caaxaan bi sëñ mu taxaa teg loxo ñoom ñi ñu teg fa seen loxo bi liggéeyu caaxaan ngeen ñaanal ko bu baax a baax moom ak partenaire bi yëpp rek ak ñëpp ñi fi nekk kon sëñ Seck daa ma ko jox seen kii waaw su ko defee loolu moom a'uuzu billahi min mayli li xayri rida wa min sududi amma sunna furida a'uuzu billahi min mayli li xayri rida wa min sududi amma sunna furida ci ñëw bi soxna si di ko sant bu baax a baax ci turu sëriñ bi ndax ab taxawaayam ci taalibe yi njabootuk sëriñ Tuubaa gi ci diir bu yàgg nag man yàgg naa ko topp lool ci jàngale ak yar ak dimbale njaboot gi bañ mënal seen bopp kon donc ci sant bu baax a baax a baax di ko wax rek ne comme ni ko soxna si doon wax ci turam léegi junje lépp lu mu soxla rek bu ko waxee Génération Salih dana ko jàllale ci waa 3FPT ba mu am ko ni mu ko bëggee kon moom li ci am solo rek mooy na bëgg rek bu bëggee rek lépp lu mu bëgg rek ndax li mu bëgg lépp njariñul nit ñi la te état bi nga xam ne moo yilif réew mi nga xam ne mooy ñëpp waaye état bi liñ bëgg mooy lu jariñ doomu aadama yi kon yéen war ngeen a sant soxna si bu baax a baax ndax mi ngi leen di jàppale ci seen liggéey ngeen am ay résultats di sant bu baax a baax Génération Salih di leen soññ bu baax ci turu sëriñ bi fexe ba ngeen gën a góorgóorlu ba jëf yu mel nii mu gën a bari ndax sëriñ bi sëriñ Tuubaa la fi nekkal te sëriñ bi li doonoon yitteem lépp mooy jariñ doomu aadama te lii dara jiituwu ko ci jariñ doomu aadama yi kon sëñ bi nee na mi ngi leen di soññ bu baax a baax ci jéego yi ngeen gën ko baral di sant bu baax itam CFPT bu Diourbel ak 3FPT bi nga xam ne moo ko ëmbaat ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkal état ci seen taxawaay bi rafet na lool sëñ baa ngi leen ci sant bu baax a baax ngir ngeen gën a jàppale njaboot bi bañ am ay métier ba mënal seen bopp ndax képp kuy dimbale nit ñi moom ngay dimbali ndax ab liggéeyam mooy jariñ doomu aadama yi kon taxawaay bi ngeen def ci ba jàpp ndalal soxna si lii mu bëggoon ci njaboot gi ba mu am ko sëñ bi mi ngi leen ci sant bu baax a baax di leen soññ rek ngeen gën a góorgóorlu xëy na am na ci loo xam ni doxeenu état mooy xaw a yeex waaye nag ñu gën a baral jéego yi tuuti administration ni muy doxee day mel ne procédure yi day xaw a gudd lool te loolu dëkk bu mel ne Touba boo fi jëflanteeg ñoom bu yeexee rek dañuy jàpp ne yow ni da ngay ci am foo nga nekk wala dañuy jàpp ne li ngay wax wérut loolu itam di gën a defaat effort ba mbir yi di gën a gaaw ba bu soxna si waxee ne soxla naa formation sàngam bu ko Génération Salih déggee rek bu leen ko waxee ñu fexe ba temps bi balaa mat weer ñu fexe ba loola mën a tàmbali waaw xëy na nag comme ni ma ko waxee administration réew mi moom léeg-léeg mooy xaw a yeex lool waaye nag bu ñu amee pas-pasu mu gaaw itam mën naa gaaw yéen itam ngeen gën a góorgóorlu di fekk ci population yi fi ñu nekk muy lu mel nii ndax def ngeen effort bu baax a baax ngir formation bi ngeen mën koo defee fii ci Touba loolu nag dana gën a jàpp dal seen liggéey dana tax itam ngeen gën a am résultat bu yaatu waaye fu mel na Touba rawatina
kilifa yi nga xam ne dañoo yor ay daara ku mel ne soxna si buñ bëggee déplacer leen ba njaareem ngir ñuy def ay demande topp ci loolu lu gudd a gudd la loo xam ne nii balañ caa àgg dañuy fàttaay bàyyi ko yéen nag comme yéenay liggéeyal réew mi te da ngeen a soxla résultat yi itam mooy jéego yi ngeen defoon ngeen di ko gën a def ndax loolu dana tax résultat bi gën a bari dana tax itam seeni kilifa am satisfaction ci seen liggéey kon loolu sëriñ bi mi ngi leen ciy sant bu baax a baax di bëgg lool nag ci mbokk yi soxna yi nga xam ne ak dong yi nga xam ne ñoom lañ doon jox ijaase yi diplôme yi di ñaan sunu borom mu defal leen tawféex ba ñoom ñëpp ñu daal di am seen liggéeyu bopp am ci liggéey yoo xam ne danañ ko mën a jariñoo barkeb sëñ Tuubaa sëñ bi itam di ñaan képp koo xam ne day liggéeylu ci wàllu boulangerie wala wàllu restaurant te soxla leen mu tàmbalee ci ñoom ñi seenub liggéey ndax ku leen jël mel na ne yaa ngi koy dimbale ci liggéey bi ndax liggéeyam bépp mooy ñëpp am jariñu ñëpp mën a jariñu te mënal seen bopp kon mi ngi soññ borom entreprise yëpp rawatina borom restaurant yi ak borom boulanger yi ku ci soxlaati ab liggéeykat mu jokkoo ak soxna si wala mu jokkoo ak waa génération Sali danañ ko mën a jàppandal ba ñi doon def formation yu métier mën a am fu ñuy xëy kon daa mel ne kii bi ginnaaw bu ma santee sëñ Sonko ak sëñ Seck ak waa génération Sali ñi doon def formation yi yëpp it ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ bi di delloo di santaat soxna si bu baax a baax a baax di ko ñaanal yéenam ci njaboot gi ci taalibe yi yàlla ko sunu borom mottali ndax yéenam lu baax la rek bëgg ñëpp jariñu bëgg mënal seen ñëpp mënal seen bopp ñëpp mën a jariñ seen bopp ndax ku ci mënalu boppam itam ci moom lay ñëwaat rek mu mënal ko ndax ñoom mënuñoo seetaan kenn mu nekk ci ay jafe-jafe ku ci am ordonnance ci moom lay ñëw ku ci am jafe-jafe yi wàllu dépense ci moom lay ñëw kon nag bu yàlla defee ñu am métier ba mënal seen bopp loolu tegal nañ ko ab yan bu diis ci moom kon nag soxna si ñoo ngi sant bu baax a baax di ñaan suñu borom baril say kem ndax bu baree ci say kem bu baree ci dëkk bi rek lu baree bari lu sëriñ bi bëgg dana mën a jàpp ni noonu lay ñaanal suñu borom guddal sa fan da wéral sa yaram te àggale sa yéene bu baax a baax ci njaboot kon baax na soxna si mën naa a'uuzu billahi min mayli li xayri ridaa wa min sudur